asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi mbokku internet ñuy seetaan sur la TMS TV ñu ñëwaat ci seen émission thématique petit matin lii nag petit matin bi nag c'est la deuxième partie bi ñu defoon keroog par rapport ak ndaw soosu nga xam ne dañ ko takkaloon wujju muy toj di rajaxe alors ma dalaloon ci suñu concert di suñu jarbaat nekk fii ci kër gi Anta Wade jigéen mu wax position am maanaam xam naa ne xaw a mel ni ko defaan position jigéen na ma leen ko diggee woon nag noonu laay ñëwaatee mais tey moom ba ma dalalee jigéen bi yoon nag góor laay dalal nag mu wax ñu position te góor googu du ma ko uti fenn ci kër gi laa ko jëlee muy un des doyens de la maison muy Moustapha Fall nekk sama confrère Moustapha ngeen dalal ma Moustapha ci plateau bi s'il vous plaît. jërëjëf Abdel Aziz. waaw. mais tey TMS fi nga génn tey. waaw tey dañ ko TMS quoi. waaw tey dama ko TMS. voilà ñu xool élément bi. a fait un extrait de l'élément. d'accord bi indi coow li maanaam ndaw soo di toj di rajaxe. comme ça ñu ñëwaat nag. doy na waar. la régie si l'élément est prêt ngeen indil ñu ko ñu xool rek pour quelques secondes rek élément bi surtout nag réaction ku góor ki. demal del dem nag yow tojal lépp defal lu la neex ñaareel ne na taxal nga nekk fii di toj kër lépp nga jàpp lépp ne ñaareel ngay bañ moo tax ngay def lii yëpp bilaay gumoo yàlla moom gumoo ko yàlla billaahi gumoo yàlla. voilà kon nag jërëjëf mbokk test ba gis ngeen élément bi léegi Moustapha gis nga élément bi ñu proposé léegi la régie muy ndaw soo xam ne dañ ko takkal wujju muy toj di rajaxe d'abord ndax femme bi lii mu def maanaam yow ànd nga ci wala ànduloo ci. non loolu moom kenn du ci ànd. waaw donte dana am ay moromu jigéenam yoo xam ne dinañ ci ànd. mais loolu kenn du ci ànd. ñu di ko ñaawlu Abdul Aziz mu nekk loo xam ne lu doy waar la parce que defe naa ni bu fekkee ci jullit yàlla suñu borom moo ne am nañ droit ba takk ba ñeent donc je pense que ñu takkal wujju waaw c'est pas la fin du monde. dëgg la mais dafa métti de. dafa métti mais c'est une obligation pour tout homme góor goo gis muy dem mu nekk jullit. am nga droit ba am ñeenti waaw am nga droit mais nag droit ak obligation droit mooy am loo xam ne mun nga koo def. waaw obligation mooy loo xam ne da nga ko war a def par la force. donc c'est pas une obligation. waaw mais lépp rek mi ngi dépendre ci ku góor ki. waaw ndax war na ko def ou bien waru ko def. waaw mais de toute façon ndaw si amul droit def benn casse. mais Moustapha dama lay poser question war na ko def ak mën na ko def est-ce que amul nuance. non pour man amul nuance. mais loo war a def est-ce que bu fekkee ne loo war a def ko. est-ce que doo xaar ba mën ko def tamit. non xam nga question bi demewul foofu. mu mën ko mu bañ ko mën. ndaw si de toute façon warul toj. warul def benn casse. dëgg la parce que takk bi du sa responsabilité engagé wu ko moom ku góor ki la engagé. kon moom ndaw si je pense que warul mën a toj. warul mën a toj c'est vrai que internet yi kon nag yéen a ko dégg noonu vraiment ci njëlbeen sax mënoon nañu ubbee nuyoo mais comme d'habitude rek. nuyoo bu nga xam ne nii maanaam dañuy nuyu téléspectateurs yi nuyu internet yi nuyu ñëpp. jël nuyoo bi nag di ko tef ci suñu kilifa sëriñ bu mag bi le PDG de la TMS muy El Hadj Thierno Moule Sow ak njabootam yëpp. alors Moustapha li nga wax léegi am na solo trop. mooy que mënoon na ko bañ a def. mais Moustapha nit dina toll foo xam ne soo meree. di nga def loo xam ne bu doon tey da nga koy regretter est-ce que d'accord foofu. waaw moo tax nit foo mën a nekk. dans la vie. na nga garder sa contrôle. dëgg la tant que yaa ngi garder sa contrôle. mooy ki nga xam ne toujours pour jiital sa xol mais day jiital sa xel. bu problème ne këtt na jon balaa ngaa def dara xel bi dina la guider. wax la li nga war a def. mooy waral toujours boo jiitalee sa xel. toujours day am ay regret. te je pense que société bi léegi. problème yu baree bare ñi ngi am nit ñi dañ dul jiital seen xel. rawati nag ci wàllum sëy. sëy nag dafa nekk loo xam ne du caaxaan. lu sacré la. ba pare dafay am leneen lu ci nekk mooy l'environnement. toujours
ñooy pousser ndaw si pour man parfois sax ñu def yenn actes yi mais bu fekkee ndaw si ak jëkkëram rek amaan na loolu mu doon def du ko def. ah lu tax. mais bien sûr sa sœur wala sa xarit wala dëkkandoo yi ñoom ñoo lay pousse naan la man bu doon man la du ma ko def. du ma ko seetaan. du ma ko seetaan. pousser la ba nga def loo xam ne après yow tu vas le regretter. moo tax sëy dafa nekk loo xam ni lu sacré la. donc kenn waru cee mën a dugg. ku góor ki aussi am na ci côté boo xam ne aussi souvent day pousse xale bu jigéen bi à ce que mu def yenn actes yi. nan la koy pousser. si parce que booy takk ñaareel wala ñetteel. war nga waxtaan ak sa soxna. ah waxtaan mooy lan da nga koy. non waxtaan non war nga ko informer. ah waaw mais war nga mën a aussi préparer le terrain parce que xam nga jigéen ñi. terrain bi noo koy préparer. non defal naa xam nga jigéen ñi. dañu bëri te ute. waaw préparer le terrain. mooy waxtaan ak ndaw si ba nga xam ni. waaw boo takkee. même bu fekkee ni neexu ko. benn problème du am. mais daf ci waxtaan dafa mel ni genre tàggu la daal wala yëgal. waaw man pour man tàggu la parce que xam nga lu tax. ki nga takk indi sa kër. boo demee bay takk ñaareel. war nga ci waxtaan ak moom. mais bu fekkee ni da nga def loo xam ni moom yëgu ko. gis nga choc boobu di dal ci kawam. mooy dem ba nga xam ni mën na jël sax paaka jam la ko nga dee. waa léegi dañuy taxaw foofu Moustapha xam nga yaa nga ko ne nga jigéen ba ngeen jigéen bëggul wujju tey boo ñëwee tey waxtaan ak soxna si tey ne ko man kat fan yi dañ maa bëgg a may soxna nangam bon est-ce que soxna soosu sa jabar maanaam ci ñi ma ko war a wax du dem jéem a def ay pexe nag xam nañ fi may waxee pour que takk bu bañ a am. non mais xam nga adduna moom mais ma ne adduna dama ne même bu dul takk sa jabar moom tant que yéen a ngi nekk parfois mu la ay pexe mais pexe yooyu yow engagé wu la yow de toute façon defal li nga war a def pexe yi nag loolu moom la engagé moo xam sur le plan mystique wala beneen côté ak bu mën a doon pexeem loolu moom la engagé mais yow de toute façon yow jouer le rôle bi nga war a jouer mais pexe bi moom yow concerné wu la engagé wu la waaw sur tous les plans nag je pense que loolu bu ñu ko defee problème du mën a am Abdou Aziz. non problème du mun a am mais souvent problème dafay am parce que dañ ne wujju neexul kenn bëggul ñu takkal la wujju yow tey bu fekkee da nga bëgg a dem tey ba takk ñaareel tey nga ne da ngay dem waxtaan ak sa aawo waxtaan bi nag lañ naan boo ko waxee mën na par exemple bon tontu la tontu bu bon tontu bu ñagas mun na sax mel ni ni ku xam ne ni bañul mais bul xam ëllëg moom. lan mooy nekk ci xolam ak nan lay réagir ak bu tëddee guddi googu est-ce que nan na la wala dina mais est-ce que loolu war nga ko sóoraale. mais même boo ko sóoraalee mais moom mënu laa tee bañ a def li ngay def. même su fekkee ni après da ngay xalaat que ni mën na révolté wu. yow la ngay def yow la engagé yow war nga mën a def li ngay def. après nag moom lu mën a def. mais mu tirer les conséquences. waaw bu ñëwaatee ci élément bi ñu gis léegi. oui waa ji mu ngi taxaw naan ko waa tojal rek. est-ce que waa ji réaction boobu la waroon def. waaw taxaw di ko seetaan. waaw xam nga lu tax dañu nekk dans un pays de droit. ba pare ndaw si am ay kilifa. waaw su tojee ba pare. mu dem seeti ay kilifaam. kan seeti kilifaam. moom ku góor ki. dem seeti ay kilifa ndaw si. expliquer leen la situation qui prévaut. wax leen ko parce que sa jabar la. munoo ko rey munoo koo dóor munoo koo gaañ. def na li muy def tooñ na la. demal seeti ay waajuram. waaw ba tey ñu taxaw foofu Moustapha. Moustapha xam nga ku mer. déjà énervement am na wane na ko mu ngi koy exprimer par la violence. est-ce que waa ji en tant que góor mënu woon jéem a dem jéem a nangu li mu yor wala jéem ko téye nit ñi ñëw au moins mu limiter les dégâts et léegi muy taxaw di ko seetaan. waaw foofu aussi. j'avais pas bien compris la question. waaw su fekkee ni gis na ko muy def ay casse. waaw. mais mën na dem maîtriser ko nangu li mu yor. limiter dégâts yi. limiter dégâts yi. comprendre nga. mais am na ci foo xam ne aussi parfois aussi quand tu es pris au dépourvu. balaa ngaa réagir fekk ndaw si def na li muy def ba pare. au-delà de ça sax mën na la sax jam yow paak mën na la bàyyi ba ngay nalaw mu tàngal diwlin ba mu tàng daal di la koy sotti mais c'est vrai moo tax gis nga balaa ngaa dugg ci affaire u ñaareel wala ñetteel non. na nga ci xalaat bu baax a baax. waaw bon léegi nag ma wax ak yow. Moustapha est-ce que tu es pour ou contre la polygamie. pour takk ñaareel. waaw man je suis pour parce que je suis un musulman. mën naa takk. soxna saa ngi lay gis de. non man je suis pour. gis nga ba may takk sama soxna.
damaa takk pour damaa signé pour am ñaar ba ñett ba ñeent. waaw mais jàpp naa ni man ci benn laa yem. ah waaw kon koy noo koy signé nag. mais dama koy signé rek parce que. mais loo ci signé Moustapha. waaw xam nga lu tax yow déjà non attends. mais xam nga lu tax. waaw xam nga lu tax. waaw parce que jàmm bi xamul ëllëgam. ah dégg nga dafa mel ni xam nga ëllëg parce que nee nga bugguloo ko doo ko def. déedéet yaa ngi sóor ëllëg ma ne man bu ma sañee tant que maa ngi dund. ci benn laa yem. ah waaw kon nga jarul waaw mais ba ngay signé nga signé benn. déedéet xamuñu ëllëg. ah mais Moustapha nag xam nga man nag yaa ngi may bugg a. déedéet mais non yàlla suñu borom yàlla suñu borom. ma ne atte leen ñu. waaw parce que Moustapha nee na. man li ma lay wax sama intention la. waaw d'accord mooy bu ma sañee benn laay am. waaw d'accord. waaw Moustapha nee na bi muy signé ñeent la signé. waaw donc moom écarté wul pour am yeneen jabar. léegi nee na moom doon takk yeneen jabar benn. waaw dama ne man sama souhait bu ma sañee. waaw benn laay am. waaw mais li war a am ëllëg. loolu yàlla moo ko xam. waaw mais est-ce que mënoo woon signé benn jabar pour wane ne li ngay wax gëm nga ko. déedéet parce que li ngay wax. waaw yàlla moo xam ëllëg. on ne sait jamais dans la vie. nga wax sa gëm-gëm wax sa bëgg-bëgg. déedéet li nga bàyyi ci loxo yàlla. non boo defee sa gëm-gëm. waaw mais tu es fermé. boo xëyee après bu ko fermé sa bopp xanaa. déedéet. bu yàlla waaye dafa mel ni tëjoo buntu bi de. déedéet en tout cas loolu daal. grâce. signé. ñeent moo gën a wóor. yem ci benn bi. waaw ëllëg. li war a xew yàllaa ko xam parce que mën nga takk ñaareel ba ñetteel ba ñeenteel. on sait jamais dans la vie. léegi nag góor gu am benn jabar. war a takk ñaareel ci ban période nga yaakaar ne moo gën maanaam bu seeyee ak moom ci maanaam 5 ans yu njëkk yi wala 10 ans yu mujj yi ou bien bu demee ba vraiment yenn âge yi nga xam ne xale yi màgg nañ mu takk maanaam ban période pour yow nga jàpp ne moo gën a profité pour nga utal ko rakk parce que loolu la yow utal sa jabar rakk ban période moo gën a. non man pour man bàyyi ba dem ba màgget. boobu c'est dangereux. pourquoi c'est dangereux. waaw parce que boobu mën na tas sax njaboot ji. nu mu koy tasee. waaw xam nga booy takk ñaareel. il est toujours préférable. waaw nga bàyyi ba nekk ci sa diggu doole. waaw c'est important. maanaam jabar dañ koy nef. waaw nga bàyyi ba nekk ci sa diggu doole. mais boo demee ba nekk màgget. dana am yu bëri da lay échappé. waaw mais bu xam nga màgget ne boobu takkoo ngay am mooy li paa yi dox takkoo. non pas yenn màgget yi quoi mais je veux dire am na yenn âge yoo xam ne soo fa tolloo. soo jëlee deuxième soxna. da ngay indi sa bopp problème. ban problème tas sa famille. ban problème non sur tous les plans. non mais dañ koy wax dañ koy yax bi Moustapha. ban problème ngay am comme ça gars yi xam. waaw actuellement yow da ngay jàngale. waaw parce que dama lay jox benn exemple. waaw tey am na âge boo xam ne boo fa tolloo. waaw nga dem takk koo xam ne sa moromu doom la. waaw mais bu ñëwee ci kër gi. waaw problème weesuwul moom ak say doom. waaw donte sa ñoom mbagg. non donte sa doom yi yaa leen jur. waaw mais kër gi dana mel ni kaani ak jimbo ak poobar. non lu leer laa la wax. moo tax soxna. bu boobaa nooy def. mais bu boobaa mais man je pense que sax au-delà de tout ça. waaw borom kër gu ne. war nga mën a am de la poigne. pour fexe toujours di am une mainmise. dans ta famille waaw léegi loolu c'est important supposons léegi yow takk nga ñaareel. bon vraiment ci période bi nga ko buggee maanaam période bi nga xam ne nii yaa ngi nekk sa digg doole. waaw très bien. comprendre nga. alors léegi nag ñaari jabar yi maanaam ci traitement ndax da nga leen di yemale ndax da ngay won ne ñaareel bi aaw bi moo la fi jiitu da ngay topp ci ginnaawam léegi yow ban traitement ngay def ci ñaari jabar. mais gis nga li nga wax noonu. góor gu ko def. doo jóg ci problème. ba lan ci de li ma wax lan na leen ñaar laa wax. li nga wax mooy. waaw dama ne benn bi dama ne. ma ne par exemple ban traitement. waaw ban traitement. est-ce que xam nga loolu toujours mooy tas kër yi. mais lan ci wax est-ce que xam nga góor yu bëri ñoo tas seen kër. waaw luñ ko tasee. man am na ci côté boo xam ni. toor bu ëpp du ma ko jox jigéen ñi de. góor ñi laa koy jox. waaw waxal ma de. parce que boo yoree sa ñaari soxna ci kër gi. waaw boo demee aaye fii ne kii yaa ko yor. boo fa jógee dem ci kii ne ko yaa ko yor. waaw mais loolu pour neexal leen. waaw pour neexal lañ. waaw mais mën na indi. pour ñu gën a góorgóorlu. waaw mais yooyu day indi problème. ban problème day indi. yow da nga xamul rek. non xam nga sax. mais dama ne. waaw gis nga jigéen. waaw. donte lépp mënul mot. ni ko diine waxee. mais ñëwaatal ci problème bi Moustapha. yaa ngi koy bàyyi dama ne problème bi. waaw. ni ko l'islam waxee. lépp mënul mot. waaw mais toujours del jéem. waaw nga fexe tolloole leen. nga yemale leen. nga yemale leen. ci lépp ci joxe ci lépp. mais ci lépp man et puis am na ci boo xam ni gëwuma ma takk ba pare am ñaari soxna. waaw kii dëkk ci kër ga la kii dëkk ci kër gi même bu ma ko mënee. waaw ñoom ñaar ñëpp laay dëkkandool ci benn kër di xëy di leen gérer. waaw léegi dama lay poser benn question relance. Moustapha ki nga xam ne yaa ngi ko takk. vraiment ngeen traversé ay période yu métti mu muñal la nag. mu muñ lu métti. boobu dara nekku fi. muñ nekk ci naaj bi tey ba kër gi ñëw tey ba yàlla mënee la gan tey.
nga dem takk keneen takkal wujju déjà neexul wax nga ko est-ce que kooku da nga koy yemale ak ki nga xam moom moo fi jiitu foofu laa question wala bu nga tontu ma ci këla mu ñël kii mu ngi doog a ñëw yemale ci ban fànn yemale ci fànn yëpp waaw ci fànn yëpp boo buggee dégg-dëgg waaw non xam nga pour man même bu fekkee ni dafa toog muñal ma waaw muy metti waaw ñu dem ba wërsëg bi ñëw waaw du moom moo indi wërsëg bi de wërsëg bi yàlla suñu borom moo ko indi tombe war a ay gaaf jigéen gu nekk ak sa wërsëg waaw tombe mooy war mais dama ne même bu ñaareel bi ñëwee fekk mu ñëw wërsëg bi commencé dugg ñoom ñaar ñëpp laay yemale ñoom ñaar ñëpp laay yemale parce que kële toog na muy métti ba affaire yi neex mais neex-neex bi du moom moo ko indi de gis nga benn doomu aadama mënu indi neex-neex day fekk suñu borom ànd ci mu neex suñu borom. waaw mais tombé mooy ay gaaf. waaw mais fi may waxee mooy. waaw aawo bi maanaam gis na góor mu bëgg ko amul dara mu bàyyi ñoo xam ne am nañ. parce que kii la ko yàlla boole. mais parce que moom la bëgg. parce que moom la bëgg. waaw maa ngi ñëw. fekk fa lu métti nag. mais dara mar fa xoolal muñ fa. non lu métti moom fépp la am. waaw maa ngi ñëw muñ fa mar. muñ fa xiif. muñ fa lépp. oui léeg-léeg sax xëy na fu mu tëdd sax day problème. yooyu yëpp moom di ko muñ nag tey. loolu du ci dara. ba yàlla indi wërsëg nag ba mu yaatu nag. waaw kooku moom laa wax ne da nga koy tolloole ak ki nga xam ne ni mu ngi doog a fekk. kii ñëw aussi dama leen di tolloole loolu du ci dara. parce que fii loo muñul loo fa xaarul du la fa fekk. waaw kii ñëw tay ak ku ñëw démb ak ñoom ñëpp laa yemale. xam ni ñoo bokk benn wërsëg. dërëm bi génnul gaal gi. mais du ma mës a jël kële aj ko ci kaw wala kële heure boo ko defee rek da nga jaxase sa kër. tolloole leen xam ni ñoom ñoo bokk benn jëkkër bokk benn wërsëg bi nag ci yàlla suñu borom lay jógee. comprendre nga comme kële aussi mën na ñëw fekk kër gi aawo bi nekk fa yëf yi dëgër ñaareel bi ñëw affaire yi nooy neex nepp. waaw foofu lañ koy jàppee. moo tax même kële bu toogee xaar lu yàgg mu metti après affaire yi neex ma dem takk ñaareel dara ñoom ñaar ñëpp laa yemale. mais léegi bu ñu ñëwaatee ci question bi ñu wax sànq. maanaam nga ne góor ñi ñooy tas seen kër parce que fu ñu dem naan la vraiment fii moo. mais bien sûr ñooy jaxase seen kër est-ce que du encouragé tamit jigéen gi. déedéet góor ñi ñooy jaxase seen kër yi. kon yow Moussa Wa say jabar bu toggee léegi boo toggee togg bu neexee doon na ko vraiment togg bi neex. waaw togg bi neex na togg bi neex na. waaw waaye bu ma demee fee. waaw ne yow yaa ko yor. kële yoru ko. kële la ma non doo wax kële yow da naan. non góor ñi loolu la ñuy def da ngay apprécier. gratis waaw góor ñi ñooy tas seen kër yi. waaw Moussa Ba. góor ñi pas góor ñëpp mais les 90%. waaw léegi am ñaari jabar am ñett. ñoom ñooy tas seen kër yi. waaw léegi may ma laaj la. boo ayee ci kenn ki nga dem aye mu taal cuuraay bu neex. sañse mais doone ko sa sañse bi rafet na cuuraay bi neex na. mais apprécier kay loolu d'accord naa ci. moom laa wax waaye mais ñoom góor ñi dañu yem foofu. fu ñuy yem. non dañuy wax apprécier ba pare. waaw sànni que le pic. non góor ñi noonu la ñuy doxalee góor ñi. waaw dañuy apprécier ba pare. waaw sànni kële xeer. waaw bu ñu fa jógee ci yow ëllëg. dem ci kële aussi apprécier. waaw sànni ci ki ñu jógee xeer. waaw léegi nag loolu bu yàggee. tu mets de l'huile sur le feu. waaw mais est-ce que góor tamit amul droit bu gisee jabaram def lu baax lu neex vraiment mu apprécier ko. tamit non même bu dul jabar sax est-ce que loolu du yoon. non même bu dul jabar sax. waaw dans la vie moom. lu baax dañ koy apprécier. waaw kon kay loolu mais doo apprécier ba pare. sànni fa la xeer. non doo sànni kooku waxloo. non góor ñi mais 90% góor ñi noonu la ñuy doxalee. en matière de sëy. bu ñu yoree ñett ba ñeent ba ñaar. waaw bu ñu ñëwee ci kii. dañ koy wax ni yaa ko yor. waaw kële yoru ko. waaw boo fa jógee demaat ci kële. ne ko kii moo ko yor kële yoru ko. waaw ba pare sànni say xeer. mais loolu bu yàggee bu sa kër tasee yow yaa ko tas. mais loolu yëpp nag am na góor ñoom dañ koy def pour encourager la. mais xëy na sax duñ xarab kële. non booy encourager da ngay yem ci apprécier. waaw mais mooy apprécier doo apprécier ba pare sànni kële doj. waaw c'est-à-dire góor ñi man xawma lan la daal parfois je ne le comprends pas. mais yow apprécier rek mais boo apprécier foo nga sànni kële doj. te xam nga jigéen ak jigéen dafa garaaw. parce que boo sànnee kële doj. ci ki nga aaya tey. mais bés bu ñu jàppatee. mu wax ko. absolument jigéen. bu ngeen nekkee ñaari teen la lay gasal. waaw bii. lu baax li da ko ciy def di ko tëj. bii lu bon li da ko ciy def ubbi ko bàyyi ko noonu. dëgg la bés bu problème amee. lii ubbeeku lu bon lépp. mu génnee ko. waaw c'est sûr très bien Moustapha bala ñoo tàggatoo parce que on fait signe léegi question bi ma lay posé. mooy tey. yaa ngi jabar. xoolal sànq dama jël exemple ci moom mais moom taxul may wax. léegi am nga jabar. am nga doom. am nga waajur moo xam bu góor wala bu jigéen. ñoom ñett ñëpp bindal nañ leen ordonnance ñoom ñett ñëpp tawat nañ
te yow benn ordonnance nga mun a jënd say waajur tawat na moo xam bu góor wala bu jigéen sa soxna tawat na moo xam bu góor wala bu jigéen moo xam sa doom tawat na léegi kan mooy priorité pour nga jënd ko ordonnance te dañ ne benn ordonnance ngay jënd question la rek genre question subsidiaire la quoi. mais loolu c'est facile. xale bi mooy priorité. xale bi très bien. mooy priorité. xale bi mooy priorité après absolument. léegi xale bi écarté nañ ko. léegi bu desee maintenant sa waajur ak sa jabar kan ngay jëndal ordonnance. sama waajur laay jëndal. sa jabar nag. moom mooy mujj. sa jabar pourquoi muy mujj. mooy mujj. mais sa jabar mi nga xam ne indi yaa ko takk far di ndeyam di bàyyam. waaw ñi ma meññ nag indi ma ci kaw suuf. waaw léegi est-ce que mën naa leen fay. waaw léegi waxuma dama ne. sa jabar bi nga xam ne. ginnaaw yàlla ak yonent bi. moom yaay ndeyam yaay baayam. dafa bàyyi kër ndeyam kër baayam gisul ndey gisul baay. mu nekk ci kër gi tey. kooku nga ne du priorité. kookoy mujj laa la wax. kon nag gars yi question baa ngi noonu. waaw kookoy mujj ngeen tontu ci. waaw nga tàggoo. kon ñi ngi am tàggoo mbégte téléspectateurs yi. di nuyu te ñoom ñu tontu ci question boobu. kan mooy priorité. di ziare le PDG de TMS TV. di Alaaji Thierno Moulé Sow. di ziare madame Sow la reine ak prince Moulé. di nuyu aussi suñu mbokku internet yi ak suñu mbokku téléspectateurs yi. di am toujours mbégte. di ànd ak yéen sur la TMS TV. kon nag gars yi loolu lañ leen indiloon tey muy émission plateau spécial vraiment sur la polygamie ni ñu leen ko diggee woon gannaaw ba ma dalalee Anta Wade jigéen mu wax tey góor laa dalal Moustapha Fall dégg ngeen ko li wax ci réaction maanaam réaction ndaw si par rapport ak aussi la position de l'homme mais aussi sur la polygamie ak la monogamie wax na ci il a défendu sa position dama ko jël na comme exemple ngeen comprendre ko noonu du dëgg donc soxna si booy boo nga dalal sa xel Moustapha nee na polygame mais mën naa takk de nay leer de mën naa takk de oui li bu ko fi waxeeti mën naa takk de waaw bu ko fi waxeeti kon nag mën naa takk ba ñeent mën naa takk ba ñeent kon nag mbokk téléspectateurs yi loolu lañ leen indiloon sur seen émission thématique petit matin vraiment di leen jox dig daje ci beneen émission fii sur la TMS TV Moustapha waaw Aziz waaw kontaan nañ bu baax kon nag waaw la prochaine fois incha allah sur la TMS TV ok jërëjëf